mbokki internet Mak TV Sénégal gannaaw ba leen ñëw rek ñu amaat mbégte di ànd ak yéen comme niñ koy defee saa su ne rek tey nag ñu ñëw fi nga xamante ni mooy fii di ASC Montagne 6 ñoom fii benn émission bi nag yéen xam ngeen ko mu di sama ASC mu nekk émission bu am solo bu nga xamante ni day def parcours des ASC fexe ba dund ak ñoom waxtaan ak ñoom toog ak ñoom échanger ak ñoom xalaat ak sottante xalaat lépp lu nga xamante ni rek ASC da koy doxee ñu ñëw rek fas yéene ka waxtaanee ak ñoom ñi nga xamante ni tey ñoo toog du ma def nag lu bàyyi ñi nga xamante ni mooy président bi mu présenté wu ba pare nag présenté ñi nga xamante ni ñooy invité yi. salaamaaleykum waa Mak TV salaamaaleykum waa Yaraax ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu ñi ñëw toog ci plateau bi bon ñu ngi dalal aussi waa Mak TV ñu ñëw si quartier Hann Montagne 6 bon mu ëmb lu ñuy wax ASC Montagne 6 tey ñu ñëwoon nag bëgg a def émission boo xam ne buñ fi jógee dinañ xam ASC Montagne 6 jaar-jaaram aussi palmarèsam ak yan kii ñoo fi jaar daal waaw moo taxoon ñu ne woon nañuy def émission bi daal waaw en tout cas ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp. waaw kon du ma def lu bàyyi la nga présenté ñi nga xamante ne ñoo fi nekk en tant que président. waaw en tant que président dañuy commencer bon présenter ñi fi nekk bon yaa ngi dend ak Famara Mané mu nekk ancien joueur ancien capitaine ASC bi Dalla Wade ancien président la moom ancien président la nekk secrétaire administratif bureau ASC Montagne 6 aussi bon yaa ngi dend ak aussi Tafa Sané ancien joueur la moom tamit mu nekkoon entraîneur bi daaw moo nekkoon entraîneur ASC Montagne 6 daaw aussi tamit ku toog ci wetam mu nekk ñu koy wax Kempes Mamadou Sarr Kempes moom tamit mu nekk ancien joueur Montagne 6 ak ancien mu ngi dend ak aussi capitaine Gilbert Gomis moom tamit ancien capitaine la ancien joueur ASC Montagne la quoi waaw bon ak suñu jigéen ñi ci ginnaaw waa section féminine bi waaw ñoom Ndeye Fatou Wade ñoom Sem Fass waaw ñoom Collé ñoom ñëpp ñu ngi ci ginnaaw aussi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci teewaay bi daal waaw. kon comme que dañoo ñëw pour waxtaanee ak li nga xamante ni mooy ASC Montagne 6 ku wax ASC balaa ngay waxtaanee ak dara da nga koy xam tey bu ma doon laajteel œuvre maanaam lan mooy ASC Montagne 6 kañ lañ ko créé ak li nga xamante ni moom mooy parcours am. waaw création ASC Montagne 6 nag bon. moom dama koy bàyyi conseil parce que xam naa ni muy gën a. waaw moo tax parfois dañuy bàyyi débat bi. vraiment mu nekk débat boo xam ne débat bu ouvert lay doon. waaw ku ci nekk jël parole. dañ bëgg bu ñu fi jógee rek tey ku ci nekk Yaraax wala ku nekk si Hann Bel-Air di nga xam ASC Montagne 6 exactement kañ lañ ko créé jaar-jaaram ñaata trophée la am ak yooyu noonu yëpp. ñu mun ko xam daal waaw ñu mun ko ràññee. exactement. waaw salaamaaleykum. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci nekk sa tur ak sa sant vraiment di kontaan trop ci ñëw bi ngeen fi ñëw ndax it da ngeen ñëw ci quartier boo xam ne aussi tey vraiment quartier bu organisé la waaw quartier bu organisé la quartier la aussi boo xamante ni tey bu ñu ràññee ci wàllu football la donc tey bu fekkee ñëw ngeen fi aussi pour laaj ñu ASC bi fu mu dooree nuñ ko créé. lu tax ñu créé ko ba mu agsi fii ñu toog tey ak suñu doyen yi yaakaar naa dinañ ci mën a wax lu bëree bëri waaw comme ni ko président ji bi waxee rek day nekk un débat ouvert ba nga xam ne lu ci wax rek suñu anciens yi dinañ ko mën a compléter donc ci loolu yaakaar naa ni ASC Montagne 6 bon ñu ngi ko créé à travers benn équipe. bu mag bu nekk ci dëkk bi muy ASC sant yàlla bi nekkoon jàppoo à l'époque donc nekkoon équipe boo xam ne peut-être moo polarisé woon tableau ferraille ba fii ñu nekkoon ci boobu y avait pas montagne ak tableau ferraille amaguñu woon donc boobu jàppoo rek moo amoon ci loolu dem ba si biir bon suñu grand yi gis ne ñoom aussi vraiment war nañu mën a am ASC ci loolu la yenn grand yi di gisee ñu mel ni ay ñoom Mass Mbodj ñoom grand Pape Diakhaté Sangi Diouf Doro Diko ñoom Adjic ñoom Mor Mbaye ak yeneen grand yi ñoom Moussa Diané ak yooyu ñu gisee ñu waxtaan bi ñu waxtaanee ñu gis ne aussi ñoom war nañu mën a am équipe
waaw biñ ciy wax aussi ñi gëm ko ñii gëmuñu ko ñu ne donc nañu am équipe rek l'essentiel nañu am équipe ñu tuddee ko ndax mu tane buñ ko tuddee ndax mu tane peut-être dinañu won yoon bi ci loolu la ñu démarré en 88 ñu créé ASC bi le 22 mai 1988 biñ ko démarré année boobu aussi ak contexte bi ñu affilié woon ci ONCAV bon yeneen équipe yëpp dañu bañoon ndax gëmuñu woon instant boobu ne ASC Montagne 6 ak ASC Tableau Ferraille war nañu mën a génn ci diggante marché bu ndaw ak fii donc ci situation yooyu taxoon ba yenn équipe yëpp yi ci àndul woon ñu boycotté donc ODCAV organisé woon ko final direct mu nekk diggante Kàdd gi ak Montagne en 88 yàlla def année boobu aussi bi ñu ko organisé Montagne moo leen gagné moo gagné en cadet comme en senior waaw donc foofu la ñu démarré en 88 en 89 aussi bi ñuy démarré 88 aussi ñu ngi démarré woon ak benn bureau boo xam ne peut-être tey suñuy mag lañu ak suñuy papa ñu bari bon peut-être jotuñu leen woon xam suñu premier président mu ngi nekkoon doyen Mass Mbodj suñu secrétaire général mu ngi nekkoon Doro Diko secrétaire général adjoint bi nekk Sidik Sow trésorier bi nekk Jibi Ndaw grand Ndiouga Ndaw suñu jigéen Ndiouga Ndaw moo nekkoon présidente bi donc moo njëkk a nekk présidente section féminine Montagne mu àndoon ak ku ñuy wax Ndeela Jonn moo nekkoon adjointam commission sport bi comme ci wàllu football la ñuy wax ñu jël ko jox ko grand Aliou Guissé waaw entraîneur bi ñu jox ko suñu grand Basloum moom moo ko géré en 88 parce que ba 89 donc 89 boobu bu ñu ci duggee nag ci la nekk arrivé ñoom Kempes mooy grand bii nii bon te tey bu ñu waxee Montagne rek ñëpp ci seen xel ci moom lay dem. waaw ñëpp seen xel ci Kempes lay dem parce que boobu moom mi ngi woon nekkoon jàppoo tamit waaw en 89 ci la jógee jàppoo ñëw waaw donc en 90 boobu aussi bon ñu ngi ci defar comme ni ñuy wax ndax mu tane rek donc en 90 ñu génn premier tour lañ yem 91 aussi premier tour lañ yem 92 dem nañ ba quart de finale ci 92 boobu ci la ñu jël meilleur joueur muy suñu grand frère bi toog Tafa Sané moom la ñu joxoon meilleur joueur en 92 waaw boobu ñu ngi woon ci seen digg ndënd aussi nekkoon ñoo xam ne aussi instant boobu moom ñu ràññee la ñu woon ci wàllu football waaw nekkoon ay xale ci année boobu lañ ko jox moom Tafa Sané mi toog ñu def ko meilleur joueur en 93 aussi génn ñu premier tour lañ toog ñu ñëwaat 94 ci la ñu ñëw def vraiment championnat tamit bi ñu ràññee ba léegi ndax boo waxee Montagne rek xel lépp ci 94 lay dem waaw année boobu ci lañ ñëw bon dajeeg équipe yu mag yi mu nekkoon année saison bu métti nag ñu gagné jàppoo 1-0 ñëw dajeeg Kasanka gagné ko 1-0 ci lañ ñëw quart de finale door jaala waali par tiro bi ñëw door wali daan aussi par tiro bi delluwaat door mbaxal par tiro bi mooy année 94 boobu moo tax koo wax rek 94 la lay wax ci Montagne. année 94 boobu ngeen dasante ki nga xamante ni mooy ASC jàppoo bi nga xamante ni moom ngeen sokkeeku. si moom ngeen sokkeekoo waaw est-ce que mën ngeen am na ay souvenirs yi nga xamante ni mën ngeen ko fàttali si match boobu. waaw foofu parce que dafa nekkoon loo xamante ni boobu bon dafa nekkoon ba année boobu match boobu rek moo nekkoon nawetaan bi. match boobu moo nekkoon nawetaan bi parce que boobu jàppoo mënuñu woon supporter Montagne war na mën a am te Montagne boobu gëm nañ ne war nañ mën a am surtout nag mu nekk saison boo xamante ne dañu pare woon ci côté yëpp. ci côté football boobu amoon nañu vraiment potentialité bi amoon nañ potentialité humaine boo xamante ni tey permettre woon nañu kuñ yaakaarloo rek yaakaar nañ ne ñoo la gën ñoom ñoo la mën parce que côté supporter boobu amoon nañu association boo xamante ni moo formé woon amical supporters yi donc nekkoon loo xamante ni dafa amoon ambiance bu am doole boo xam ne bu duggee terrain rek ñun dañuy gëm ne tey équipe bii ñu am kenn mënuñu gagné yàlla def at boobu ñu dajeeg jàppoo mu nekk at moo xam ne nag moom vraiment 94 kenn mënu ko fàtte. jur na lu nekk nag. fa la coow li jógee ci nawetaan mu mel ni coow mbaxal jaalawaale bi ngay dégg ci jàppoo Montagne boobu la gënoon am doole te li ko waraloon yëpp mooy 94 bi doole bi ñu génnee ak ni ñu leen fekkee ñoom it aussi ñu amoon équipe bu am doole am potentialité humaine boobu ñoom comme ñun ba pare ñu ñëw dóor leen 1-0 mënuñu woon digérer loolu daal waaye ñoom. voilà mu nekk palmarès bu riche. waaw li nga jot certes pareegul
mais palmarès bi nga wax nii rek mu nekk palmarès bu riche boo nga xamante ni ASC bi bu ñu dégloo ak sukkandiku si li nga xamante ni moom nga wax moom la ASC bi am kon nag duñ def lu dul après nañ ñëwaat ak yow mais dañuy def lu dul jox président bi nga xamante ni mooy Djibi mu wax ñu parcours bi nga xamante ni moom la ASC Montagne def année précédente bi xam naa dinañ ñëwaat si yow pour égaler li waaw année précédente nag def nañ parcours boo xam ne vraiment bon pour ñun en tant que administrateur maanaam en tant que njiit en tant que dirigeant vraiment am nañ ci satisfaction mais sori wuñ yàlla deful ñu sori dem demi-finale dem finale quart de finale lañ yem mais satisfaction buñ ci am mooy vraiment liggéey nañ ba amoon équipe bu dëgër liggéey nañ tam aussi ba lenn loo xam ne lu bëri yomboon nañu loo xam ne jafe woon nañu daal waaw te loolu mooy maanaam gestion équipe bi gestion groupe gestion équipe bi vraiment liggéeyoon nañ tey ba loolu yëpp tey problème yi daan am yooyu yëpp jëm nañ ko éviter pour teg ko à côté jéem a xool l'intérêt commun mooy lan ASC Montagne 6 naka lay def ba dem ci kanam quoi. loolu moo ñu soxaloon daal. ASC dafa bëri coow ko xam ASC xam ne dafa bëri coow. waaw association la moo xam. non association bu bëri coow la bu naqaree gérer la mais yàlla dimbali nañu ba ñun tamit fekk ñu nekk ay ndaw ñu jox ñu ASC bi aussi ñu ñëw dégg ak suñuy grand parce que tamit dañoo dégg ak suñuy grand moo tax ñu mën a dem. tamit coow bañ a am suñu biir ñu xool nan la ñuy jéem a avancer daal. fan ngeen yem. waaw ñu ngi yem quart de finale Ferraille moo ñu dóor par série 9 tirs def nañ ku nekk 9 tirs ñu doon ñu gagné daal mais bon première match ñu ngi am ASC Waajur deuxième match ñu ngi am jant bi waaw troisième match ñu ngi am troisième match ñu ngi am jant bi n'est-ce pas waaw si mais Waly daan moo ñu dóor deuxième match 1-0 Waly daan moo ñu dóor 1-0. mais daal en tout cas lu ma la mën a wax daaw mooy vraiment def nañ saison boo xam ne suñu première année en tant que manque d'expérience en tant que jeune ñu jox ñu ASC bi manque d'expérience jàppoon nañu aussi mais aussi amoon nañ accompagnement ak suñu grand yi fi nekkoon comme tey émission bi ni mu demee ñu woo leen ñu ñëw wax histoire nga xam ne day am solo daal voilà noonu la demee. waaw ba tey dañuy continuer rek ak li nga xamante ni mooy waxtaan bu am solo bi nga xamante ni fas nañ kaa def ak yéen. tey si émission bi nga xamante ni mooy sama ASC du ñu def tamit ku ne xam na ni ASC mooy association bi nga wax sportif certes mais tamit culturel. léegi bu ñu leen doon laaj ban yéen activité yéen ngeen di mëne fi nga xamante ni mooy si dëkk bi à part sport. waaw à part sport am na chargé de commission des sportifs bi mais. waaw par sport. président commission sport mu ngi nii toog. moo nekk moom mel ni xam naa dina ñëw si moom quoi mais par sport bu ñu tegee sport à côté ASC bi mu ngi yëngu bu am solo si biir quartier bi ba sax suñu yeneen naataango ASC yi dañuy gis ASC Montagne tey comme par exemple ci wàllu Covid bi tey ba Covid bi ñëwee vraiment ASC Montagne def na ci rôle bu am solo ci biir quartier bi ba tey ba ay hiérarchie ba maire wala équipe municipale bi dañuy ñëw di magnifier li ASC Montagne def ci wàllu Covid bi donc sensibilisation bu ñu def ànd ak conseil de quartier bi ànd ak relais communautaire yi distribuer ay masques def ay sensibilisation ba tey ñu bëri tey ci commune bi dañuy magnifier maanaam taxawaayu ASC Montagne ci wàllu Covid bi daal am na ñoo xam ne ay ICP lañ mooy la dañuy jiite centre de santé dañuy féliciter nañ ASC Montagne ci taxawaay bu ñu am ci Covid bi. mu nekk lu rafet loo xam. waaw mu nekk même pas aussi ci Covid bi sax mais aussi ci école Montagne bi. ci orte bi waaw yooyu yëpp waaw d'accord. mais nag duñ def loolu tamit jox ñi nga xamante ni mooy suñu enseigne. d'accord enseigne mi nga xamante ni mës na nekk meilleur joueur ay si zone bi dañ koy def di ko laaj liñ koy laaj moom nan la gisee footballu jamono ji mu weesu ak jamono ji tey maanaam football bi moom génération ak génération bi tey lan la si gis. maa ngi nuyu ñëpp ñi fi nekk ñi fi teew ñëpp di leen remercier di leen gërëm di leen sant parce que tamit yombul quoi woote gars yi wuyu si la moom yombul quoi mais ma leen remercier seen présence quoi bon ma def tuuti rek avant ma ñëw ci question bi. benn précision bu ndaw sama camarade si dalee ci fu mu commencé mooy année 88 bi. 88. waaw année 88 bi. jàpp moo fi nekkoon regroupé Ferraille ba fii avant loolu sax. Cité la woon ak Dalifort lépp jàpp la woon il faut ñu préciser loolu mais ñooñu benn instant ñooñu fippu créer seen équipe en 87 jàppoo final ak Waldaan dominer match bi dominer ko
ba dernier mi xamul mu doon gars yi gagné leen ci affaire yoo xam ne doo comprendre ñëpp mer léegi nag regain boobu nag métti ñëpp daal dañoo jóge stade rek gars yi nañ créé équipe stade la ñëpp jógee ne nañ créé équipe c'est pas normal jàpp ñu perte équipe bu mu yor nangam ci guddi googu la gars yi réunir. créé ASC bi. am na processus nag quoi am na processus. mais loolu je tenais à préciser loolu yaa ngi dégg am na solo léegi nag ñu naan nañ ko duñ ko tuddee comme ni nga ko wax sànq rek ndax mu tane. ndax mu tane ñi dañuy ñaawal yaa ngi dégg grand yi sax il paraît que am na ñoo xam ne dañu doon menacé sax ci waa jàppoo yi boo leen fi amee équipe nangam parce que ñoom ñu ngi woon suñu biir am na ay dirigeants yoo xam ne ñu ngi woon suñu biir si biir kàcce bi dëkk ci kaw di dirige jàppoo mu nekkoon lu metti mais ñoom ñu gëmal loolu di ci fayat ba équipe bi taxaw bi mu taxawee nag en 88 mu tombé année boobu fii dëkk bi dafa yëngu woon politiquement et mu amoon ay divergence politique yoo xamante ji moo taxoon état bi gis ne mouvement nawetaan am na doole mu bëgg jaar ci moom pour mën a apaiser tension bi loolu amee et waa ONCAV bañ ne ñoom ils sont apolitiques ñu dem Abdoulaye Makhtar Diop mu nekkoon président mu nekkoon ministre des sports di dem ñuy forcer ba benn instant ñu ne comme demee noonu nañ créé CDP équipe bëgg football nañ dem bokk CDP. compétir montagne noonu la amee chance dem CDP moom ak kàddu gi ak yeneen équipe yoo xam ne nekk nañ ci yeneen zone yi ñëw biñ ñëwee gars yi waa ONCAV ñoom bañ ne duñu football ñoom seen zone la ñuy maintenir benn équipe dugg cooli ne fa nag cooli ne fa am na ay match sax yoo xam ne jotoon na am ci année boobu. nawetaan ONCAV organisé na ay match yoo xam ne tey jii ASC yi nga xam ne ñoo fi nekkoon traditionnellement doon football nañ ko ay Kasanka football nañu ay Waldaan football nañu mais ku ci nekk benn match nga football am na ñoo xam ne sax yaakaar mu jumlee 2 match nga football après ñu arrêté ko suspendre nawetaan yi bu ñu ko suspendre nag ñu ne comme am na équipe yu bay su adhéré nañ ci final direct. lan moo taxoon ñu suspendre. problème politique doo dégg dama ne la état Sénégal moo bëggoon wéeru ci mouvement nawetaan bi pour apaiser tension bi nga xam ne tension sociale bi amu ci dëkk bi xam nga à chaque fois état day def pour récupérer mouvement yi. dama dégg di leen xëcc pour bañ a tension am ci soo xoolee entre 87 ak 88 dëkk bi tàngoon na ba problème naar yi noonu na fi. ñu daal ba ci biir en 88 mu am année blanche. waaw année blanche. donc tension yooyu yëpp nag état bi mënu koon dékku te fenn la mën a wéeru mooy ci mu jaar ci mouvement associatif mais nag gars yi bañ fàttali na pour dirigeant yi gars yi bañ léegi nag si lañ créé nag CDP boobu ne montagne ak kàddu gi comme yéen a ñoom ñoo fa affilié yeneen zone yi doon noonu ñu dem football final dem yàlla daf ñu gagné. wërsëgal ñu loolu ñu gagné kàddu comme ni ko dalee waxee rek ñu gagné kàddu gagné senior. boobu ba léegi nag ñu nekk si lancé boobu ay dirigeants yi am jom ñoo fi nekkoon ñu amoon pas-pas di saluer grand masse di saluer ñëpp ñoo xam ne ñoo fi woon doon gëmoon projet bi gëmoon lii quoi. di gëm ñi nga xam ne tamit di gëm ñi nga xam ne tamit ñoo fi ñëwoon parce que ñoom benn instant ay Kempes moom bi montagne ne tekk rek dafa bay jàpp ne montagne conviction la woon quoi gëmoon na ko quoi. ndeysaan mu ñëw ñu jox bi asaar te mu ngi dëkk xoolu jàpp parce que foofu bon benn instant football bi jàpp nag macha allah. dafa bëri woon ay joueurs yu mag soo xoolee diggante bi yëpp. ay joueurs mag ñu doon di football jàpp mais ñëpp mënuñu football loolu nag nekkoon problème loolu moo waral affaire bi quoi loolu parenthèse bi moo doon kii rek. si pour ñëwaat ci 94 boobu noonu anecdote la boo xam ne tey dafa marqué ASC bi marqué dëkk bi. parce que dañoo toog premier tour première année fi mu ko waxee deuxième tour premier tour 92 ainsi ba 94. ngeen ñu naan yéen de mu wax loolu da ngeen dem rek ñëwaat rek da ngeen dem rek xam nga ay doxal leen seen affaire ngeen ñëwaat waaw ngeen ñëwaat toog jàpp seen ñaamor yàlla suturaal ñu. avant loolu sax mais dañu foog suñu premier match yaakaar naa ñoom defet suñu jumulee. ñoom defet gars yi ne équipe bi toog na. comme d'habitude. équipe bi daal toog na gars yi mënut a ñu qualifié. dinaa rappelé loolu. boobu man sax football moom premier match boobu ñoom Kempes ñoo fi nekkoon ak yeneen joueurs yi ñoom Mout Ba ay gars yi ay joueurs mënuñ football. mais mu tam rek ma feebaroon nag. yow montagne bi kon taxaw moom feebar na moom. lu baax moom bu sonn bu baax ko te am nañ defet mooy loolu du sonn du baax su ma juumalee match boobu
une semaine laa entraîné te feebar naa 2 mois une semaine laa entraîné gannaaw bi ne ma da ngay football ma ne ko football mu ne ma da ngay football de ma ne ko am dañ ci essayé rek yàlla suturaal ñu ñu dem toj match bi gagné. affaire bi jàll. affaire bi nekk bum ñu bàyyi woon ñëpp ñëwaat cat la woon daal mais bàyyi woon ñëpp ñëwaat parce que am na dirigeant xam ne commencé woon di gerte sax affaire yu mel mais yàlla suturaal ñu daal bañ dem di avancé di dem soo demee sax quart de finale ñu ne da ngay toog nga dem demi finale ñu ne da ngay toog nga dem finale ñu ne finale bi nag moo gën a impressionnant parce que finale bi mbaxal dafa amoon 9 titres xam nga 8 titres ak finale yi mu perte ñu ñëw daje ak moom suñu premier finale stade bi ñu waxee palmarès mbaxal wax palmarès montagne nit ñi dañu doon ree waaye ñu ne mbaxal du duñ doy mbaxal du doy kii daal du doy yàlla sutura ñu rey suñu bopp déglu ay suñu dirigeant déglu suñu entraîneur déglu ñëpp rey suñu bopp ba gagné final bi indi ko. ngeen jël final bi. jël final dem départemental. day équipe mag Fass Delorme Ndeye Diréw dem foofu imposé waat yàlla suturaal ñu foofu encore mais ak manque d'expérience boobu nit ñi doyal nañu. waaw nit ñi doyal nañu. te gars yi xam rek te garaaw ñu may sax mu neex bon loolu il fallait que ma rappelé ko. si. waaw léegi nga ñëwaat sama question ba tey waaw maanaam différence football époque boobu ak tey jii nii boo yow ban jàngat nga si am. am na différence am na différence bu rëy sax. parce que jamono yooyu football Yaraax dafa amoon niveau. football Yaraax dafa amoon niveau ay international ñoo fa doon football. day football championnat ba pare ñoo football nawetaan ba pare encadreur yi fi nekkoon nekk ay dirigeants yu mag ci football jaar ci football def championnat ñoom Amdi Sarr ñoom Moustapha Ndiaye su ma ko jëlee côté Mbaxal nga dem fële ñoom taw. dañuy dem football yi championnat ñëw football nawetaan foofu sax dañ fay dese nii parce que boo xoolee tey kon suñu xale yi maanaam ñun suñu génération amuñu chance parce que ñi nga xamante ni sax ñoo nekk say école de football yu xaw a stable tuuti. bu nawetaan jotee dañ leen di tere. baal ma ñëw foofu. niveau bi soo gisee mu wàcc mooy que ne ñooñu dañu xamoon football di diriger ay football ñoo xam ne bëgg nañ football. mu jaral lu ne ngay entraîner suba ak ngoon guddeeg bëccëg pour doon rek professionnel yàlla peut-être moo dogal li muy dogal. mais gëm-gëm loolu quoi am na jour boo xam day yeewu 5 heures du matin entraîner yi jóg midi 11h30 midi nga jógaat dem entraîner 4 heures nga génnaat ñëw entraîner xam nga kooku motivation boobu bu garaaw la. léegi nag loolu dafa manqué ci génération yi nii. leneen li mooy ñu am problème encadreur ak par rapport à génération bi da ngay football 1 an 2 ans nga am raq ñu ne la bàyyil. soo bàyyee ñu ne la kaa ngi entraîner équipe bi teew amoo sa expérience pour entraîner équipe niveau bi day wàcc day def nii léegi ñi nga xamante ne ñoom mel ñoom Baba Ndiaye ñoom Abou Sarr ma koy delloo hommage encore parce que moom tey jii football Yaraax fu mu toll nii moom excès fii tey jii ñi nga xam football Yaraax Abou Sarr la parce que moo tàmbali affaire bi di ko delloo njukkal ñu nekkoon élève am nag waaw mais ñooñu dañoo amoon xam-xam di ko diriger liñ la wax ci football day am mais par rapport ak léegi nag da ngay gis équipe yoo xam ne benn gars mën na ci koñ bi rek am volonté. ñu jox ko équipe mu dem. yuuxu fii wax fu may loolu. équipe bi toujours dañu am niveau duñu xam lan la ñu war a def fu ñu bu ñu tolloo fii duñu xam lan la ñu war a bu ñu tolloo fii ainsi de suite. bari naa ay paramètres. yoo xam ne dañuy pour revoir football Yaraax tamit loolu ci lay bokk. waaw parce que boo xoolee tey bu ñu waxante dëgg rek génération bi nga xamante ñoo nekk fii tey actuellement nii. génération la bi nga xamante ni am nañ xam-xamu football am nañ maanaam mën nañ football trop vraiment. bu ñu waxante dëgg rek am nañ tamit chance pour réussir si football. mais comme tamit li nga wax nii. bu nekkee loolu mooy daal est-ce que jotul tamit yéen ñi nga xamante ni yéen a xam loolu yéen a si am expérience ngeen def ko ngir yàlla rek ak génération bi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk est-ce que jotul tamit yéen ngeen engagé wu maanaam bu ñu jël ay décision bu leen leeree ni décision bii nii nekkul li baax ngeen opposé wu. dëgg la xam nga conflit de génération boobu dafay am ci équipe yëpp nag ci ASC yëpp la am moo tax ñu bëri dañu xaw a delluwaat ginnaaw recul yenn exception lay am ci yenn équipe yi peut-être montagne parfois sax nga def ay déconnaat wala mais yeneen équipe yi ñoom mag ñi dañu dellu ginnaaw carrément bàyyi loolu nag problème bu mag la nag pour mag ñi ñëwaat nag du mën a yomb de mais xaw compliqué la. parce que industrie dafa bëri. te yaa ma gën a xam daal. si léegi président non si maa ngi ñëw si kii maanaam li mu wax moom yow loo si gis li mu wax nii. waaw man li ma si gis mooy. en tant que administrateur déjà ñun ba ñu falee ñu jox ñu ASC bi suñu position dafa leer dañ ne lépp lu jëm si côté technique côté football côté sport
xamuñu ci dara. côté secrétariat administration bi lañ gérer présidence bi. waaw loo xam ne équipe bi lu mu manqué ñu jéem a ñëw indi. mais nag am na ay techniciens yoo xam ne ñu ngi ci biir quartier bi dinañ jéem a liggéey ak ñoom. parce que tamit montagne yàgguñu mosuñu tàmmuñu di jéggaane ji ay joueurs wala ñuy dem jéggaane ji ay experts wala ay entraîneurs ak yooyu noonu tàmmuñu yooyu. parce que loo gis rek ci côté football wala côté nawetaan am nañ ko ci biir quartier bi. voilà moo tax nit da ngay xam lii kii xam lii ngeen ànd ñu jéem a xool nan la ñuy avancer quoi. voilà est-ce que réellement loolu am na. waaw mais mën naa ne am na parce que ñun ñu ngi déggoo ak ñoom. waaw ñun ñu ngi dégg ak ñoom. déjà président commission sport tey bu la expliquer suñu saison daaw ni ñu ko gérer. moom ni muy gérer joueurs yi ak ni muy gérer entraîneurs yi. day ñëw ñoom lu ñu kii rek ñu ñëw def benn réunion xool na lan moo gën rek ñu appliquer ko. voilà noonu la ñuy gérer daal waaw. ok kon rafet na kon duñ jox ko cap yi maanaam ki nga xamante ni mooy Mame Sarr ñu gën kaa xam si Kempes. Kempes mu nekk nga jugee ASC Jàppo mu nekkoon période bu métti mu nekk période fi nga dëkk. nga jékki saay beneen koñ créé nu mu tudd ASC nga jugee foofu ñëw fii. naka nga dundee woon loolu est-ce que amul woon ay menaces parce que xam nañ ni transhumance bi nga xamante ni mooy am si football parfois ASC yi. est-ce que amul woon tam ay menaces yu la doon topp puisque yow foofu nga dëkkoon. oui waaw maa ngi leen di nuyu waa Mak TV. waa di rafetlu seen liggéey. waaw di nuyu waa ñu nekk ci plateau bi waaw di nuyu Adja yi bon waaw di nuyu waa dëkk bi yëpp daal góor ak jigéen mag ak ndaw. mais nag man nag particulièrement nag waa Jàppo yi nag waa ñoom dañ ne woon voilà comme dafa ñu wor voilà duñ ko may dara daal. xam nga boo rombee dañ lay waa gaaral voilà booy football dañ lay gaaral voilà doo am jàmm seen waa kër du ñu am jàmm. bon man ci lii waa ci loolu laa nekkoon xam nga bon seen grand bi xamul dara même boo xamee sax dañoo xamul dara. donc loolu lañ def quoi bon ci match yi aussi noonu la woon. mais man montagne dafa am ay dates yu ko caractériser. voilà moom mooy année bu ñu ko créé en 1988 voilà comme ni gars yi waxee quoi mu nekkoon benn contexte politique bu jafe woon xam nga bon ci wàllu politique amoon ay yëngu-yëngu entre PS PDS xëccoo boobu mais aussi ci bon ci éducation bi aussi année blanche dafa amoon quoi mais nag loolu nag dafa ñëwoon ba ci sport bi ba laal nawetaan bi quoi nawetaan bi tam daal di am scission am ONCAV am waa ONCAM. bon léegi ci année boobu moo ci contexte boobu la montagne juddu. waaw léegi bi ñu juddoo bon mun nañ équipe boo xam ni nag boo ko xoolee muy joué sax nga xam ni ñii bon il joué pour une cause quoi. une cause parce que dañ ñëwoon équipe yi waruñu créer daal ñoom ñu ne dañuy créer bon ci xëccoo lañ juddoo quoi. bon léegi nag ñu naan dina dem ak du dem voilà ñoom ci contexte boobu lañ juddoo bon ñuy joué nag pour une cause. am jom buy bëgg a dee góor ñi jigéen ñi dëkk bi yëpp bon nekk benn bon voilà di jouer rek pour xam nga pour yëkkati montagne daal pour yëkkati. bon pour ku dëkk montagne foo mën nekk nga siggi quoi bon am jom lool nag bon moo tax bi ñu defee 2-3 ans ñëpp ne équipe bii bu yàggee dina def dara quoi voilà gis nga équipe bi di màgg en 92 Tafa moo jël meilleur joueur en 93 man maa jël meilleur joueur bi. léegi nag ma xool en 94 ñu jël championnat bi donc waaw gis nga mu nekk équipe bu doon màgg voilà ba egg xam nga ba egg en 93 egg au sommet de son art quoi. léegi bi mu eggee 94 nag léegi nag loolu dafa def déclic. léegi nag ci lañ gëm dëgg-dëgg ni montagne bi mën na nekk une fabrique de champion waaw ci lañ ko gëm dëgg ñëpp xam ni montagne. mën na am ay joueurs yu dem en championnat mën nañ jouer équipe nationale ci lañ ko gëm nag. terrain bi ak activités yi nga xam ne doon na ko mëne kon nag jàpp duñ def lu dul nuyu la. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp. di rafetlu jotaay bi di rafetlu émission bi bon di leen féliciter yéen waa Mak TV par rapport ak liggéey bi ngeen di def voilà maa ngi tudd Ndiappali Seck. ñu gën ma xamee si Ndiapp rek jarax yëpp ci loolu la nga xamee. bon ma joué montagne 13 ans senior ak 3 ans yu ma joué fii cadet bon daanaka sama carrière yëpp fii laa ko defee daal
Voilà, j'ai été pendant 5 ans capitaine fille, de 2011 à 2016, si je ne me trompe pas. Voilà, donc montagne, bëgg-bëgg bu ñu am ci montagne la quoi. C'est-à-dire que ñun on est des passionnés mooy li ma ko waxee. Parce que nit ki boo dëkkee ci dëkk te gëm-gëm la boo fi dëkkee di fi yeewoo war nga ko mën a servir donc gëm-gëm boobu la ñu amoon nekk fi jouer fi suñu carrière yëpp. Même bu doon amoon nañ ay sollicitations un peu partout. Lu ñu gisoon mooy jouer fii. Donc voilà quoi mu nekkoon lu ñu gëm lu ñu bëgg. Et puis aussi bëggoon tamit li nga xam ne sunu mag ñi bàyyiwoon nañ ko fi sunu grand frère yi nga xam ne bon football nañ fi bàyyi fi héritage bu baax ñu perpétuer ko quoi mu continuer ba sunuy rakk ñëw jël ko comme ni mu demee actuellement nii ba dañu toogee tekk sunuy daal. tooguñu ñu ngi accompagner booy ñu ngi leen di gunge ñu ngi ànd ak ñoom. Voilà. mu nekk li nga wax nii mu nekk lu am solo passion moo leen bàyyi woon ci équipe bi mais ku xam ASC Montagne jamono ji gis ni jeunesse bi nga xam ne ñoo fi nekk actuellement majeure partie bi yëpp dañuy dem di football yi ci yeneen ASC yi lan moo waral loolu ñàkk place la wala ñàkk conviction seen bopp wala xat. Voilà au fait xam nga nit ñi. bokkuñu man à l'époque ba may ñëw fii 2003 laa mën de senior. ba mu ñëwee y avait des grands jours. Des grands jours j'ai resté pendant 3 ans bu nu ma joué. Mais je gëm ko parce que je me disais tout le temps qu'il faut que je prouve sama waa dëkk na man fii laa bëgg a football fii laa faut me prouver mu dara. gëm-gëm la te à l'époque liggéeyu moon def ma dara dama dem jàng amoon naa problème famille problème soutien comme ni ko fa booy di waxee ko cof ma non dama soxla xaalis bu ma dundee suñu waa kër wala yooyu. si mais gëm-gëm la rek quoi ku dem tamit doo ko ci mere peut-être loolu la gëm. mais man montagne laa gëmoon moment boobu noonu. moo tax moo toog. mais mu nekk la nga xamante aussi tamit. dañ koy du nekk lu ñuy rafetlu. parce que buñ sañoon tamit benn boy du génn fii. dem di football feneen da ngay ñëw football fii si ASC. ASC bi lu mu mën rek lay def quoi. on peut pas faire quelque chose qui est au-delà de nos moyens mënul nekk. si donc gëm-gëm lay nekk. ak passion nga gëm sa dëkk football sa dëkk loolu kese la. léegi tey boo amoon looy conseil ñi nga xamante ni mooy wax sax sarax yi tey lan nga leen di wax. en tant que grand joueur. li ma leen di conseil mooy nit ki déjà li ngay nekk. loo mënti nekk na nga ko gëm te nga def ko responsabilité nga assumé ko. c'est vrai que ku génn mënoon na ko toogal. parce que su doon ñun montagne am na lu ñu gënal ñu mën a jox nit ki dàll jox ko xaalis jox ko lépp dañ ko koy defal mu toog. mais su fekkente ne ASC bi amul moyen yooyu. wax rek lañ la mën na defal. conseiller la waxtaan ak yow jëm la convaincre nga toog. mais boo demee feneen aussi tamit dañ lay souhaiter bonne chance di nga fa wuti nga am ko. je pense que loolu mais situation bi nekk na la nga xam ne tey ASC yi. seen moyen demeewul noonu pour ñu mën a garder jour. te nawetaan wax dëgg fa yàlla si niveau boobu la toll tey ku la ëpp ay moyens financiers moo la ëpp chance pour garder yenn joueurs yi. ba ci football au niveau mondial sax léegi moyen moo koy doxal soo amul yenn moyens yenn joueurs yi yenn qualité joueurs yi mënoo leen am. mais toujours rek ñu xam ne football sa dëkk passion lay nekk gëm-gëm lay nekk ak bëgg-bëgg lay nekk. si bëgg-bëgg lay nekk ok jërëjëf ñëpp dañuy jël micro bi joxoot ko président bi ndax question bi ma koy bëgg a laaj moom lay intéressé directement Djiby dañ lay laaj ba en tant que président yan politique yéen ngeen di mener sur le plan de l'éducation parce que tamit nawetaan à l'époque peut-être bu ñu xoolaatee journal yi bu baax période vacances la doon nekk mu nekkoon période de divertissement xale yi jàng ba pare ñëw pour mën a noppalu wala mën a divertir peut-être nag année yi la xaw a di dépasser li nga xamante ni mooy vacances yi yéen en tant que président lan ngeen di mener si sur le plan de l'éducation en vis-à-vis ak xale yi nga xamante ni ñoo fi nekk. waaw bon laaj nga ma question bu am solo parce que ñun si fonction ASC yi dafa am lu ñuy wax fonction sportive. am fonction culturelle am fonction socio-éducative. fonction socio-éducative bi nag bàyyiwuñ ko ginnaaw. parce que déjà ñun dañoo am benn école bu fi nekk école primaire am aussi benn orte bu fi nekk mooy maternelle nga xam ne ay xale ñoo fiy jàngee te aussi ASC bi war na mën a am taxawaay pour que lépp lu ñuy def ci école bi wala ci maternelle bi mu mën a dox mën a avancer. moo tax ci suñuy fonction wala suñuy capacité jéem nañ xool nan la ñuy utee ay partenaires pour que école bi. salle de classe yi fa nekk wala salle de professeur ñu mën leen équiper wala ñu équiper salle informatique parce que nuyu nañ partenariat récemment avec association boo xam ne Momar Ndiaye moo ko jiite bon à travers Abou Diallo ñu ñëwoon fii signé ab partenariat ak waa école bi loolu yëpp ASC bi dox ko bon pour que ñu mën a équiper salle informatique bi wala ñu équiper salle professeur yi nga xam ne ñoom bu ñu jëlee pause du ñu am foo xam ne dinañ fa mën a toog di noppale ko donc kon activité yooyu yëpp jëm nañ ko def ci quartier bi
pour xool nan la jàng xale yi di mën a avancer daal. voilà. waaw mu nekk lu am solo parce que ASC nag wax dëgg neex yàlla football la dama koy répéter di ko wax di ko waxaat nañ ni kii dafa soof mais tamit il faut que tamit ñu koy souligner football la waaye tamit association culturelle la tamit. waaw association culturelle la aussi culture bi aussi delluwul ginnaaw parce que dañuy organiser pas mal d'activités parce que récemment travaux pavage yi ñoo taxoon organiser wuñ ay activités culturelles. bu njëkk ba dañ doon organiser ay activités culturelles comme ay ngel ay wango nga xam ne séeréer yi ak tukulóor yi dañuy def ay seen journée yooyu noonu journée culturelle mais ren dafa am yoo xam ne même ay làmb tamit aussi dañ ko doon organiser mais dañu abboon entreprise Eiffage daf ñu abboon terrain bi pour ñu fay jël ay suuf pour ñu mën a defar pavage yi moo taxoon terrain bi mënuñu ko woon occuper bon suuf si liñ si doon jël taxoon na suñuy activités yu bëri yi ñu doon mëne ci terrain bi ñu bañ ko fi def daal. waaw mu nekk loo xam ne aussi tax na suñu événement culturel yu bëri nga xam ne ASC bi amoon na ko. mujj koo def. loolu daal ok jërëjëf kon duñ jox ku dul Sophie Wade Sophie mi nga xamante ni moo yor section féminine bi si je ne me trompe Sophie noonu la Sophie ñu nga nekk jigéen nekk ci ASC naka nga koy dundee yow. bon salaamaaleykum d'abord. di remercier waa Mak TV ñëw seet suñu tey fii ci suñu ASC. di leen féliciter aussi ci émission bi parce que am na importance. c'est pas évident. c'est pas évident. waaw c'est pas facile tamit. nga nekk jigéen nekk ci mouvement navétane mais alhamdulilah parce que ñun dañoo judd ci famille sportive. ñoo judd fekk suñu parents yëpp ñu ngi ci mouvement bi. donc c'était pas trop difficile pour que ñun ñu ñëw intégrer. yàlla def aussi suñu maman yi nekkoon ay femmes yoo xam ne ni elles se sont donné corps et âme pour l'ASC. daanaka ñoom sacrifice yi ñu def ak li ñu defal ASC bi ñun defaraguñ ko parce que avant ñuy judd la woon. te bàyyiwuñu ñu ba léegi ñu ngi ak ñun. di ñu accompagner à chaque fois que. ASC bi en programme à chaque fois que section féminine bi defal quelque chose. section féminine bi defal quelque chose yow Sophie sa wax bu yambare bi ASC yi nawetaan ay place nga fay dem de ah. laaj rek dañ ci dem. non c'était juste pour vous taquiner rek kon nag dañu jël clip bi jox ko kii Dale moom mi nga xamante ne nekk na délégué depuis 1996 ba 2020 1996 ba 2020 nekkul ñaari at. est-ce que tamit amoo ay yeneen perspective amoo ay yeneen vision sur le plan de navétane wala sax pourquoi pas président de l'ODCAV Dale Wade. waaw jërëjëf comme ni ngeen ko waxee rek c'est vrai que ñun aussi yàgg nañ ci mouvement bi yàgg nañ ci moom comme ni ko Sophie waxee rek. suñu mag ñoo ci nekkoon ñun aussi ñu nekk seen ginnaaw di daw nekk ay supporters nekk lépp ba yàlla def ñu toll ci war a ànd ak ñoom ñu dem ànd ak ñoom ba ñoom aussi ñoom ñu dem bàyyi war ñu fi ba suñuy rakk ñëw ñu mën a continuer di nekk ak ñoom. voilà donc comme li nga wax nii rek zone bi aussi yàgg naa fi je crois que yàgg naa fi parce que maa ngi fi depuis 96 au temps de Yanta Mbedou bon ñoom Bamar Gueye ñoom ñëpp nekk ndaak ñoom aussi nekk en même temps délégué au niveau de l'ODCAV donc peut-être daaw ak situation bi amoon daaw jeeg moo taxoon problème mu ONCAV bi ci renouvellement yi dañ ci amoon ay tuuti jafe-jafe kii laa àndal ànduma kii lañ bëgg mu continuer kii bëggul mu continuer ba taxoon bon ma toog benn année boobu peut-être bokkuma ci mais vraiment ñun am nañu ay perspectives mooy gëm nañ ne ni ñëpp di wax di ko jooy moo fi nekk nawetaan Yaraax dafa dee bon ak yeneen donc bëgg nañu changer situation bi bëgg nañu dund beneen contexte bi dund beneen nawetaan waaw ci loolu nag di lancer appel di wax ne vraiment bu ñu daw na ñëpp ñëw ñu jàpp comme yeneen ASC yi ni ñuy waxtaanee ñun ñëpp ñu ngi gisee ñu ngi waxtaan donc li ñu bëgg mooy vraiment defaraat nawetaan bi au niveau de Yaraax defaraat football bi defaraat zone bi waaw d'ailleurs sama frère yi ma nekkal yëpp en tant que délégué ñu ngi may woo di waxtaan ak man pour xool nan laay mën a def ba ñëw ànd ak ñoom jiitewaat zone bi pour ñu mën a dem. parce que yaakaar naa ne bon nekk naa fi secrétaire général nekk naa fi trésorier nekk poste yu bëri occupé naa ko au niveau de la zone waaw. bon léegi daaw toogoon naa ñëwuma mais finalement bi ñu waxtaan ak man jox ma actuellement man maa yore sécurité ak fair play waaw bëgg nañ nag mandat bi bu jeexee vraiment comme li weesu na jël zone bi diriger ko pour vraiment defaraat nawetaanu Yaraax di ci woo délégué ASC yëpp
ñu vraiment ñëw toog ñu waxtaanaat xool nan lañ mën a def ba defaraat suñu nawetaan defaraat suñu zone. defaraat nawetaan bi defaraat suñu zone kon Dale Wade mën nañu xaar mu nekk président zone bi. waaw parce que bokk na ci samay bëgg-bëgg. mooy sama taxawaay yëpp actuellement nii loolu la. parce que bi ma demee bay bàyyi bon ñu ñëw di waxtaan ci ak man aussi tey loolu moom ma fi téye ci nawetaan bi. pour ñëwaat diriger zone bi. jéem a delloo ko fi mu nekkoon waaw fi ko ñoom Yann Tambédou bàyyi woon ñoom Bamar Gueye ñoom Grand Lengs fi ñu ko bàyyi woon foofu laa bëgg tey nawetaan bi delluwaat fa. li ñu desee si waxtu daanaka bëreetul waaye nag tey des nañ fi ak benn ancien boo xamante ni moo ngi ni toog mu nekk Amdi noonu la mu jógoon Mbaxal ñëw football montagne naka nga ko dundee woon. waaw ça va sant yàlla bon c'était un peu difficile quand même. Bon c'est que ñun bi ñuy dem aussi Mbaxal dafa fekk boobu montagne amul quoi. dafa fekk montagne amul woon ñun ñu nekkoon du football Mbaxal donc bi montagne formé aussi dañu dawaat dellu si waat suñu équipe quoi. Bon peut-être à benn moment aussi jógewaat nañ fi dem bon c'était affaire xale la woon rek bon mais montagne suñu yëf la quoi. mu nekkoon période bu neex wala bu métti. waaw période bu difficile parce que mën nañu wax ni sax. li ma fa def insolite la quoi. parce que suma match d'ouverture laa tase ak Montagne 6 gagné Montagne 6 mënatuma yeggali sama saison dafa yàqu parce que benn match boobu sax laa football donc insolite la mën nañu wax quoi. donc ça veut dire que ñun Montagne rek la ñu am chance nag suñuy mag jiite woon ko suñuy rakk nekk ci ñu nekk ci ak suñuy morom aussi. continuer di ci nekk nag donc loolu quoi mais loolu insolite la woon. insolite la mu nekk lu neex mais temps bi moo ñu commencé xoj ba tey dafa question yi dafa xaw a des ñu ba tey rek dañu continuer ak ñi nga xamante ñooy dirigeants yi rek ba tey gis nañ ni période bi ñu nekk ni nawetaan amul ndax bu nekkoon feebar bi ñëwul. am ba tey heure bi kon ñu ngi di nekk si ay final wala si ay début départemental régional yéen ASC Montagne nawetaan amul mais amul leen benn activité boo xamante ni mën ngeen ko pour xaw a dundalaat tuuti sax ASC bi am na wala amul bu amee ban la. waaw bon am na lu tax ñu ne nawetaan du am. moo nekk mbas bi fi ñëwoon feebar bi comme li ma la waxoon ak sànq rek activités yi ci ASC Montagne def yëpp. ba sax waa commune bi ku nekk ràññee ASC Montagne ku nekk di ñuy woo di ñuy féliciter parce que def nañ ci ay activités yoo xam ne ku nekk ndaw nañ ko mooy côté sensibilisation booy yooyu. mais aussi am na bon waa mairie ñëw nañ woo nañ ñu proposer nañu ay projet de sensibilisation pour que ñu mën a génne subvention yi. aussi tamit waa zone am nañ beneen projet boo xam ne projet de sensibilisation la mais de toute façon ñun waa ASC Montagne 6 ñaari projet yëpp bind nañ ko ba déposer ko. bon toog di leen xaar comme que nawetaan amul waa zone dañ ne ñoom dañuy organiser nawetaan Covid boole ASC ñu xool ni ñuy sensibiliser mais aussi tamit mairie même chose ñoom dañuy sensibiliser ASC yi pour que ñu mën a def leneen loo xam ne comme que nawetaan amul. mais aussi dinaa delloo kàddu gi sama président commission sport parce que moom tamit am na ay programme yoo xam ne tëral na ko. te moom vraiment moo ci gën a mën a wax parce que moom moo ci nekk di ci liggéey. pour que ñu ASC bi mën a aussi li ñuy wax vie de l'ASC parce que tamit ASC bi dafa war a continuer di dund. continuer di exister. te aussi c'est comme que ASC bi moo fi nekk pour jeunesse bi du ñu toog rek di seetaan jeunesse sans rien ñu proposer leen. donc kon dañ koy déglu rek xool yan projet la am pour ASC. temps bi moo ñu xaw a xoj tuuti rek. waaw comme ni ko président waxee rek. comme ni nga ko waxee aussi temps bi moo ñu xoj. mais je pense que ASC bi moom musul nelaw depuis daaw bi ñu toogee sax taxul ñu arrêté ñu ngi continuer suñu activité actuellement nii sax am nañ benn tournoi bu nekk en cours. tournoi bi dañ ko organiser pour waa koñ bi mën a sentir seen bopp ci ASC bi. comprendre nga bon tournoi bi xam naa incha allah bu yàlla defee jàmm. final bi bëgg nañ leen invité ngeen ñëw reporter ko. incha allah bu neexee yàlla. incha allah aussi tamit tournoi boobu su jeexee tamit bon bëgg nañ organiser benn tournoi boo xamante ne ni ASC yi lay doon. comme nawetaan amul. bon ñun vraiment ñu ngi teg ay programme yoo xamante ne nii su tournoi bi jeexee dañ koy dérouler quoi. ok jërëjëf président. merci mu kon nag duñ def lu dul rek jox kàddu gi Aliou Balde. bu amee lu mu si wax Aliou Balde moom mu représenté jeunesse bi. wax nga dëgg dafa xaw a mooy secrétaire général. na jege si Aliou Balde dafa xaw a laaxatu trop. dafa xaw a laaxatu. jege sil mën na jege si nga wax. mën nga taxaw sax bu la neexee. taxawal bu la neexee. moom moo représenté secrétaire général adjoint moom mu nekk Aliou Balde nga nekk jeune
ASC Montagne ku xam ASC Montagne xam engagement bi nga xamante ni jeunesse bi ñoo ngi ko siy def ASC Montagne buy football jeunesse bi ni ñuy engagé woo lan mooy secret bi. waaw salaamaaleykum. maa ngi nuyu ñi fi nekk ñëpp di si jiital sama papa yi sama nijaay yeeg sama grand frère yi ak sama yaay yi fi toog. maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax a baax. waaw ASC Montagne. boo fi nekkee dafa nekk la nga xamante ne bëgg-bëgg ak gëm-gëm moo tax buñ demee stade boo gisee supporters yi sax da nga naan non liiru ASC Montagne ndax xale yu si gën a ndaw xale yante ne ay 4 ans 5 ans sax dañuy bàbbeeku dem. mu nekk la nga xamante ne jeunesse bi ASC bi moo leen ñor te dañoo gëm ASC bi. ndax ASC bi lu mu fi def moo tax jeunesse bi gëm ASC bi. ba ñun ñi nga xamante ne ñun ñoo nekk ay xale. loolu la ñu ASC bi jaral moo tax tey jii ne ñu bàyyi suñu lépp dugg si bureau ASC Montagne 6 ñëw représenté comme secrétariat suñu grand yi jiital ñu nag. di ñu teg si bonne voie la nga xamante ne jaaduwul buñ ko defee ñu ñëw woo ñu wax ñu ko. kon xam nga tamit loolu bëgg-bëgg la ak engagement bu mat moo ñu gën a poussé pour ñu dugg si ASC bi ndax ASC bi sincèrement paré dafa neex daa neex trop ndax. nit ñi dañ kaa gëm te dañ kaa bëgg comme sama genre gii nii ak ña nga xamante ne jeunesse ba nga xamante ne ñu ngi si bureau Montagne 6 ndax Montagne 6 période bi ñu toll nii. bureau bi yëpp jeune la amul mag. jeune la. moo tax sax ma lay laaj question bi ma lay bëgg a laaj en tant que jeune. ñu gis ni ay association sportive dafa xaw a bëri violence yéen ban lan ngeen si mën a def yéen pour raay li nga xamante ne mooy violence boobu am si. waaw loolu dañ si kontaan pour tontu si bu baax a baax ndax ñun suñu côté ñu ngi koy dox ñun jeunes yi nga xamante ne ñu ngi si biir bureau bi. ndax buñ toogee fa nga xamante ne suñuy morom ñi ngi fa dañ leen wax kat buñ demee stade nu ñu war a comporté woo ak la nga xamante ne buñ ko comporté wul ay mën na am problème ak ASC bi. ndax la nga xamante ne ñoom buñ ko fa defee ñun après mën nañu indil problème ñun ñaante ne ñun ñoo nekk si biir ASC bi. kon ñun loolu dañ siy veillé bu baax. ba daaw rek def nañ si ay dox yu am solo yaa nga xamante ne fekk nañ ay nit di def naka su dul noonu pour si ASC bi si biir stade bi. ñu woo leen ba ñëw waxtaan ak ñoom ne leen lii kat du seen wareef pour ñu bàyyi ko ngir ASC bi mën a gën a avancer si kanam. ok jërëjëf Aliou waaw vice président bi comme que wàllu jeunesse te aussi bureau bi dafa am jeune. dafa bëri ay jeunes. mais temps bi ñu xaw a xooj kala Saybatou Adja kon 1 minute 2 minutes rek nga wax ñu en tant que jeune nan ngeen di dundee fii si biir ASC bi ñu ñëw boole leen si li nga xamante ne mooy comité d' organisation beeg ñoom seen nan ngeen koy dundee yéen en tant que jeune ak ban politique ngeen andi pour renouveler li nga xamante ne moo fi nekk actuellement. voilà salaamaaleykum gars yi maa ngi nuyu ñëpp. di excuser wu si retardement yi. amoon yeneen obligation yi nekkoon rek moo taxoon ñu xaw a am temps. pour wàllum ASC bi question bi nga ma laaj dama siy sawar tontu. parce que ci ginnaaw ay at à chaque fois dañu doon interpeller di ñu demander quand est-ce que la ñuy mën a ñëw pour rejoindre gestion ASC bi. léegi ñu juddu comme li nga question bi nga laaj Aliou Badou ñu juddu fekk ASC Montagne ni muy demee. at gox bi ni muy doxee ñu fekk suñuy kilifa suñuy mag suñuy nijaay yor gestion boo xamante ni ASC bi toll fi nga xamante ni bu nawetaan jotee rek yow sa xel lépp day bàyyi lépp nekk si ASC Montagne 6 que ce soit nga nekk joueur nga nekk supporter wala nga nekk dirigeant léegi loolu nekk benn genre source de motivation boo xamante ni li année di gën a dem peut-être expérience bi néew fi woon mais ñuy am vision boobu pour un jour mën a ñëw si gestion ASC Montagne. léegi ba l'opportunité lorsqu'elle s'est présentée ñu saisir ko. ñu dem assemblée générale ñu saisir opportunité boobu xam ni mën nañ am nouvel élan en tant que ay jeunes lu ñu doon sollicité war nañ pare nañ pour faire face ak terrain nawetaan raison pour laquelle bañ demee ci assemblée générale boobu suñuy kilifa suñuy mag poussé ñu aussi pour ñu def choix boobu te depuis lors gisuñu si li nga xamante ni naqar nañu si. parce que apporté nañ ñu expérience si vie sportive association sportive et culturelle. mais apporté nañ tamit expérience si vie communautaire parce que fu bëri tamit à travers ASC dina tax muy yombalal la ko. dina tax comme genre avant bras lay doon loo xamante ne moom moo la koy tendre moom moo la ciy jottali. te loolu je pense que satisfaction la te di ci gërëm tamit cadre yi nga xamante ne accompagner nañu ci loolu te permettre nañu aussi ñu saisir sens boobu tamit. ok jërëjëf Saybatou. kon nag dafa mel ni rek daanaka dafa mel ni li ñu cëraloon ci waxtu jeex na kon bu nekkee dañuy jox benn ancien mu wax ci nom ancien yi fi toog yëpp.
mu nekk tamit dernier kàddoom mu xool lan lay wax si nawetaan bi nga xamante ni moom la ñu dund jamono ji ak nawetaan bi ñu doon dund bu nekkee tam am nay engagement yoo nga xamante ni manqué na fii si zone bi lan la ñuy lancé ban message la ñuy lancé ñi nga xamante ni mooy ñi waa ODCAV wala bokk dirigeant yi nga xamante ni communal mooy maire wala keneen ak keneen ñi nekk fii gis nañ ni fii am nañu problème mu stade boo nga xamante dañ koy jooy depuis ay at lan rek nga xamante ni yow ancien joueur nga mën a wax ñi nga xamante ni mooy autorités yi nekk fii si commune bi. waaw di rafetlu bu baax nag. jotaay bi nekkaale rek dernier kàddu bi. voilà di rafetlu jotaay bu baax di remercier waa Mak TV. vraiment di remercier président ASC Montagne yi. bon ak mbokk yëg yi xam nga yi teew waxtaan bi. bon di nuyuwaat bu baax Adja yi waaw seen taxawaay waaw ak li ñuy wax dégg nañ ko rafet na macha allah. waaw xanaa di ci yokk nii rek. waaw léegi war nañu mën a orienter ASC bi. waaw pour dëppale ko daal ak dëkk bi muy doxee. ay cadre de vie bi dafa changé. muy doon bu bees. bon léegi mu bëgg ñu boole ko ci li ñëpp daal. waaw di def sport def culture mais aussi ñu boole ci environnement cadre de vie. cadre de vie. bon installation yi ñu am nii. waaw ñu yee ci nit ñi bon éduquer ci nit ñi sensibiliser nit ñi. waaw pour que alors bon ñu koy toppatoo. mooy pavage yi aussi ak espace vert bi nga xam ne am nañ ko. waaw loolu nag day nekk affaire ñuy boole léegi alors ci ASC bi. mën nañu boole si ASC bi. voilà te aussi am nañ maison communautaire boo xam ne mi ngi nii. bon te war nañ mën jàngale ay métiers daal maanaam. yooyu yëpp ñu boole ko alors ci ASC bi lu ñuy def. bon yi daal mooy orientation yi nga xam ni. moom laa xalaat ni war nañ ko jëm a verser bon ci li ñuy def daal maanaam. ok jërëjëf maam. voilà jërëjëf kon président nga wax ñu rek sa dernier kàddu. waaw bon. sama dernier kàddu balaa ma koy wax bon damay bàyyi président Dalet vite fait une minute mu jéem a eggali palmarès bi wax nga dëgg. comme que d'accord dañ ko daggoon après ñu joxe le mot de la fin. ok kon mu uliwaale ko rek. waaw palmarès bi ñu ngi yemoon ci 95. bon 96. 97 yëpp premier tour lañ toog. 98 aussi moom moo delluwaat mel ni 94 comme niñ ko commenté woon sànq. parce que foofu tamit jàppoo moo ñu éliminé. demi-finale. 99 ak 2000 ñu def encore premier tour lañ toog. 2001 ci lañ dem quart de finale contre Walidane. 2002 ci lañ final waat contre Mbaxal. Mbaxal éliminé ñu finalul 2003 encore ñun ñu mujj door Mbaxal par troisième édition. 2004 ñu dem demi finale 2005 quart de finale. 2006 ñu toog premier tour 2007 ñu demaat final ak Mbaxal ak kii Walidane mu gagné ñu. 2008 aussi. ci la ñu toog premier tour boobu aussi Famara lañ joxaat meilleur joueur. 2009 quart de finale 2010 quart de finale. 2011 ñu toog premier tour. 2012 ci lañ final waat ak Ferraille éliminé ñu. 2013 ñu defaat demi finale jant bi. éliminé ñu par forfait. kon voilà léegi 2014. 2014 aussi. ñu toog premier tour. 2015 ñu quart de finale Bel-Air moo ñu éliminé. 2016 aussi ñu def final ak Diala Wali gagné ko final waat ak moom 2017 gagné ko. 2018 quart de finale encore Mariste moo ñu éliminé woon. moo ñu forfait woon. léegi 2019 muy daaw ñu dem quart de finale ren mu nekk nawetaan Covid comme ni ko Jibi expliqué sànq. waaw kon ngay gis palmarès bi nu mu riche rek mu nekk ASC bu nga xamante ne nekk na ASC buñ dootul présenté fii nga xamante ni mooy si Hann Bel-Air kon nag président da ngay lii rek joxe dernier kàddu bi rek. waaw dernier kàddu bi mooy di leen remercier. lii nag émission bu bees la. di lancer appel dirigeant ASC yu nekk ci commune Hann Bel-Air bi. même en dehors de l'extérieur mais bu ñu paree dinañ ko yaatal. incha allah bon. en partenariat avec Mak TV ñu xool nan la ñuy tegee émission boo xam ne dinañ mën a ràññee ASC yi. xam ASC yi seen taxawaay. dans le cadre du développement comme ni ko suñu papa Kempes waxee. ñu ne dañoo am pavage yu bees loolu mooy suñu cadre de vie. mooy fleurs yi ñu fi installé nan la ñuy def ba jéem koo sàmm jéem a sàmm pavage jéem a sàmm lépp loo xam ne tey. dina tax quartier bi mun a avancer ASC yi di ciy dox. te ñu jamono yi lañ nekk daal. moo nekk ASC boo xam ne ASC de développement la daal. waaw moo tax bon ñu ngi gërëm ñëpp di nuyu les anciens di nuyu les joueurs vraiment di nuyu tous les membres du bureau di nuyu suñu yaay ñëw fii la section féminine. di nuyu ñëpp daal di leen
montagne 6 daal ca kaw ca kanam daal. montagne 6 ca kaw ca kanam kon nag mu nekk mot de la fin yi nga xamante ni mooy émission bi di Sama ASC mu nekkoon première édition mu nekkoon tamit premier numéro mu nekk émission bu am solo bi nga xamante ni dañ ko def ASC yi nekk fii si Hann Bel-Air yëpp. comme ni ko Djibi tamit waxee nañ ko def si ASC yi nekk fii yëpp si Dakar kon nag di leen jox beneen yoon dig daje ak beneen ASC fii nga xamante ni mooy si commune bu Hann Bel-Air waaye nag ànd seeg ñi nga xamante ni ñooy waa Mak TV Sénégal ok jërëjëf.